mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di nuyu c'est vrai que nag tam tam vacances mi ngi continuer fi nga xamante ne bi fi lañ ko dooree alors c'est vrai que yéen a ngi gis sunu bande annonce yi ci plage yi ne vous en faites pas dinañu yegg si bu baax a baax ci plage yi def fay émission waaye comme RTS2 dafa ne encore plus proche de vous gis ngeen ba ñu dooree fi nga xamante ne bi moom mooy Parcelles Assainies waaye nag fi ma nekk nii c'est vrai que je suis entourée d'enfants ça fait plaisir parce que tout simplement espace bu mag la bu nga xamante ne bi sénégalais yi saa su ne ñoo ngi koy dégg muy akapes ku ko mësul a gis di nga ko gis tey ci émission bi ñu fas yéene seq waxtaan bu yaatu ak ñi nga xamante ne bii la bokkal plateau bi waaye xam ngeen ne suñu xarit madame Guèye Maymouna Sy di taskatu xibaar moom dafa ànd tey ak invité bu nga xamante ne bii xàmme nañ ko ci milieu culturel bi muy monsieur Baba Ndiaye di PCA wu ACAPES dinañu ñëwaat encore laal tuuti ci historique bi continuer waxtaan bi nga xamante ne bi dañ koy def fii ci Parcelles Assainies mbokk yi bu ñu jógee ci loolu dañuy ànd ak suñu xarit Léna Sarr lam ñu indil mooy actu vacances waaye nag suñu xarit Malcolm tey mooy suñu électron libre fii ci ACAPES bu ñu jógee ci loolu la belle maman Dieye dina ñëw ak ñun ci ay conseils pratiques et c'est extrêmement important alors suñu waxee aussi Parcelles évidemment il y a des artistes qui sont avec nous waaye nag mbokk yi lu am solo bu baax a baax muy daara vacances yi xam ngeen ne Ramatoulaye macha allah ku ko gis xel day dem ci li nga xamante ne bi moom mooy l'islam alxuraan kon nag daara vacances yi am na solo waaye nag xale yi samay xarit ngeen lool waaye il faut ngeen aider ma jàppal loxo bi pour ma mën a yéeg du dëgg daal di dem ci sama plateau voilà Babé vous êtes gentil merci beaucoup voilà alors mbokk yi du ma def rek lu dul daal di xool yenn image la ñu encore may mun a indil ñu wéyal vraiment historique bi ak vraiment les Parcelles Assainies muy gox bu mag fii ci Sénégal madame Régie mën a toog ci sama plateau ak suñu invité. waaw saa su ne xam ngeen ne damay am mbégte di feggoo ak ki nga xamante ne bii taskatu xibaar boo xam ne macha allah dañuy faral di déggoo ci ay plateau parce que nag ci wàllu culture dem maa ngi koy tooñ nag parce que bi ñu ñëwee ci wàllu théâtre académie maa ngi naan ci may nag c'est vrai que ça lui a fait beaucoup de bien de faire un peu de théâtre du côté de Blaise Senghor foo xam ne nag suñu invité bi moom it xaw na koo miin kon nag du ma def rek lu dul daal di nuyu madame Guèye Maymouna Sy c'est toujours un plaisir en tout cas et que nag ci parcelle bi ñu nekk moi j'aime bien nous sommes entourés d'enfants et ACAPES on en entend parler ñi nekk étranger maa ngi leen di nuyu su ko defee dinañ ci xuus continuer waat ci parcelle en tout cas tout en couleur madame Guèye c'est un plaisir fii ci espace bu yànj bi welcome. merci beaucoup Yaxam dalal bi neex na macha allah. maa ngi lay fay di nuyu waa Parcelles Assainies yëpp. am mbégte àndaat ak ñoom ci biir tam tam vacances ni nga ko waxee nag noonu la. ñun dañuy wër gox yeeg goxaat yi rek. ñu ñëw fii ci unité 20. waaw ci terrain unité 20 ok unité 20 waaw. terrain ACAPES. bi nga xamante ne dafa lëkkaloo ak centre bi nga xamante ne tur bi fa la jógee. Blaise Senghor itam duñu ko sànq suñu invité moom it miin ko lool. kon dañu am mbégte rek ñu war a ànd ak moom ci biir émission bi. xam naa ne rek plaisir bi dañ koy jël rek joxaat ko téléspectateurs yi. absolument comme ni koy defee saa su nekk. mais aada woon nañu sànq yaa ngi koy wax fu ñu dem. waaw ñu am ay image yu ñu jël. tout à fait yoo xamante ne dañ koy won askan wi. absolument won ko téléspectateurs yi. bu ko defee ñu mën a xam gox bi ñu ñëw. lan moo fi nekk ñi fi yeewoo ci lan la ñuy yëngu. tout à fait bu ko defee nag ñu mën a tàmbali waxtaan bi ak suñu invité Baba Ndiaye. ci wàllu boobu noonu di la sant bu baax a baax waaye mbokk yi dañuy am mbégte saa su ne di feggoo ak ñu nga xamante ne bi dañuy yëngu ci wàllu culture parce que dañu ne dëkk mënta dem te vraiment culture bi développé wul te nag kii nga xamante ne bi sànq maa ngi koy tudd muy monsieur Baba Ndiaye béy na ci waaram bu baax a baax ci wàllu culture alors di fàttali nag ne moom mooy PCA ACAPES waaye tamit di consultant culturel de façon ça c'est pas étonnant parce que ñi xam culture xam ne consultance moom defe naa ne fu mu ko defee def kay def ba mu baax monsieur Ndiaye ñu ngi lay nuyu en tout cas c'est un plaisir pour la RTS2 di feggoog yow fas yéene am waxtaan bu yaatu non seulement ci ACAPES waaye nag ci les activités culturelles et autres fii ci Parcelles Assainies unité 20 ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm.
ñun tamit ñu ngi lay fay. yaa xam di kontaan si seen liggéey. jërëjëf ndax ñaareel yoon baa ngi def naa may ñëw tam-tam. dëgg la kon di leen ñaanal rek ngeen am gudd fan. amiin am dëgër laay. ñu bokk. di nuyu tamit sama naataango bi toog nii muy Maymuna Si. moom xam nañ ko bu yàgg. waaw ndax bi mu nekkee tout tànk. la dugg si aada cosaan. nekk Blaise Senghor ci festival des jeunes créateurs ak yooyu. donc ba léegi daal man dama ko considéré. comme journaliste culturel bi gën a xereñ. macha allah de. ndax am na gaawaay ci casting. waaw non seulement fu ngeen jëm rek. dina gaaw a gis la fay am. exactement ci aada cosaan. xam nga loo yàgg rek sa repérage du metti kon moom saa su ne fu ñu dem repérage am du metti en tout cas c'est un plaisir de travailler avec madame Guèye Maïmouna Sy mbokk yi ñu dem régie xool ay images fas yéene ci waxtaan ak madame Guèye daal di xuus nag vraiment ci tam-tam vacances dañu ne encore plus proche de vous macha allah ñu ngi Parcelles di nuyu encore une fois képp ku nekk Parcelles oui Maïmouna. yaa xam ni nga ko waxee noonu la ñu ngi gis nag image yi nga xamante ne ay image de vue yu ñu jël aérienne di wane Parcelles ku ne Parcelles nag ñu ngi ko doon wax démb xam ne c'est une ville maanaam ville dama naan ville parce que dem nañ ba nga xamante ne ñi fi dëkk léegi dañoo bëri mu nekk dëkkuwaay boo xamante ne macha allah yaatu na lool ACAPES a ngi nii ak terrain bi nga xam ne fa la ñuy defee émission bi bu ñu waxee ACAPES nag maa ngi koy wax sànq xel yi day dem ci lu bëri dem ñu remonter l'histoire dem ba 1968 dinañuy faral di dégg ñuy wax naan les 68 ans ci biir 68 ans yooyu noonu yaxam da cee am ay benn yoo xam ne am na rôle bu important bu ñu joué ci ACAPES te ACAPES njëlbeen bi nekkutoon fii xam naa ne dañu dugg rek bu ñu gisee image yi ba noppi ci biir waxtaan bi ànd si ak Baba Ndiaye mu ñëw ak ñun ci historique ACAPES maa ngi ko doon wax sànq gis nga Parcelles màgg na màgg goo xamante ne daanaka léegi macha allah ñëpp ñi nga xam ne ay këru suuf la ñu yoroon dem nañu ba léegi ñu yëkkati mais leneen loo xamante ne dafa particularisé site bi nga xam ne fii la ñuy defee émission bi tey mooy dafa dende ak marché muy marché Dior tout à fait waaw muy marché Dior marché bu mag boo xamante ne danañ koy faral di tudd ci marché yi gën a rëy fii ci Parcelles Assainies muy fekk si rek dimension économique bi nga xamante ne tamit seetlu nañ ko ci biir Parcelles parce que secteur informel bi da cee am solo bu baax a baax terrain ACAPES nag gis ngeen ko moo nekk noonu muy bërëb boo xam ne célébé yoon la mën nañ ko wax carrefour la parce que ay événement yu bëri yu fi am lu ci ëpp fii lañ koy defee ci terrain bi ay événement culturel lu ci mel ne ay concert danañ fi faral di defee itam lu ci mel ne ay meeting ak yooyu mais surtout ci wàllu aada ak cosaan suñu invité nekk ci consultant xam naa Baba dañuy ñëw ak yow rek ci image yi nga xamante ne jot nañ ko gis alentouru centre bi di ACAPES ak lii di terrain ACAPES bi la ma lay njëkk laaj rek mooy ACAPES bi sànq maa ngi koy junj njëlbeenam lan la laata ñuy ñëw ci njëlbeen bi est-ce que duñ ñu wax ACAPES exactement parce que nit ñaa ngi dégg ACAPES nga tekkil ñu ko ACAPES association culturelle d'autopromotion éducative et sociale noonu la tudd mooy ACAPES donc fi mu juddoo mooy mouvement mai 68 bi mouvement bi yëngatoo trop dafa am xale yoo xam ne leen dàqoon ku ñuy wax na Perpino récupérer leen ci université en face université am na benn église bu ne foofu fa la leen doon récupérer nag di leen jàngalaat ñuy duggaat di nekk candidature libre di dugg di am bac noonu la juddoo ba 1972 nag daanaka dañ ko génne ci dëkk bi ndax dañ yaakaaroon ne da doon defar ay révolutionnaire voilà léegi bi ñu ko dàqee nag yàlla def Sénégal yi nga xam ne jot nañ leen fa tàggat te fi mu ne nii sax ñu baree ngi ci ay nguur gi fi mu nekk ñoo jëlaat affaire bi nag indi ko centre de bopp ñu abal ñu centre de bopp muy USE Union pour la solidarité et l'entraide noonu la centre de bopp tudd donc ñu abal ñu nag ay espace foofu rek abal ñu ay salle ñuy jàngale père yi nga xam ne nag kenn dàqu leen woon ñoom ñu récupéré ñu mooy boo déggee Saint-Joseph de Cluny ah oui Saint-Laurent tout à fait foofu yëpp man mi wax ak yéen nii jàng naa fa dañu doon abal nag église yi quoi hors des dimanches parce que dimanche dañuy jàng d'accord lundi mardi mercredi jeudi yëpp dañu daan dugal xale yi foofu ñuy jàng mais xam nga da ngay teg tout sa loxo tuuti foofu ñu ñëwaat ci dialogue islamo-chrétien bi am Sénégal parce que yaakaar naa ne ku ne yaa ngi jéem a jàppale sa morom kon nag ñoo ngi leen di gërëm parce que quand même voilà ils ont participé quand même à l'éducation de ces enfants qui sont devenus adultes ba pare di participer ci développement dëkk bi maintenant nag 1972 nag dafa mujj nekk centre d'entraide scolaire centre d'entraide scolaire ok muy CES ba nga xam ne léegi xale yi nga xam ne nag waxatuñu waxu grève xale yi nekk en difficulté nga xam ne seen parents yi yoruñu xaalis xale yi nga xam ne vraiment dàq nañ leen ndax seen at dafa ëpp
ak ñi nga xam ne dem nañ ba bàyyi jàng lu yàgg bëgg a jàngaat ñooñu la ñu mujj récupérer nag di leen delloowaat ci biir système bi ba ñuy doonaat ay kilifa si dëkk bi May voilà exemple yi nag am nañ excellente ci chose. voilà am nañ ci ay exemple yu bëri nag man mii toog dañ ma récupérer ma duggaat dem ba am bac dugg université génn dugg école nationale des arts génn nekk kilifa rapidement balaa ñuy jàll May Voilà. parce que comme exemple la nga te yaa ngi toog ci suñu plateau comment ça s'est passé est-ce que affaire u Mai 68 bi da nga génnoon wala da nga tardé woon comment ça laa s'est ko doon passé? bëgg a laaj sax. mai 68 daanaka boobu maa ngi def CM2 ah mai 68 dafa Waaw. fekk may def CM2 aha. bokkuma ci mouvement bi mais nag maa ngi doon jàngee école Manguier ñun dañ sësoon mais xam nañ maa ngi voilà dañu sësoon nag ci mai 68 nga xam ne lacrymogène yéeg yëpp dañu ko daan jot li ñu d'accord daan jàngi sax bariwul Uh-huh. maa ngi ciy rappelé suñu benn maître monsieur Sané monsieur Sall nga xam ne ñi monté Ligue démocratique tey yàlla def na mu nga bar sax yàlla na ko yàlla yërëm yàlla ko mais yàlla Babacar Sané moo ñu daan jàngal ñun D'accord. 6e ba CM2 ok ci moom sax laa yëgee ne syndicat am na parce que dañu daan jékki-jékki rek ñu tëj ko ok après ñu récupérer la après etc ñu récupérer la ba maintenant nag récupération bi maa ngi ko am bi may def 3e ah def BFM am BEPC waaw ñu ne ma BPC déet la boo amee BPC foog sa at am fu mu toll pour ñu mën la yóbbu seconde d'accord bon ma am difficulté sama papa amul pexe ndeysaan. ma dugg sama benn xarit na bu tudd Moussa Diop moom tamit fekkoon na mu dugg ACAPES moo ma ne fii daal am na benn école bu ne fii si biir église yi suñu fa demee mën nañ la inscrire nga kon ni jàng Alors j'ai envie d'applaudir, c'était Voilà. c'était une belle parenthèse May parce que je pense que c'est des choses à renouveler parce qu'il y a des enfants yoo xamante ne bi ñu ngi nekk dans ce genre de cas Maymouna. waaw xale yi nga xamante ne dañu nekk ci ay difficultés scolaires comme ni mu ko waxee muy lu am solo yaa xam ndax loolu yàgg na ci Sénégal entraide comme ni mu ko waxee sànq muy jàppalante ak dimbalante dafa yàgg ba nga xamante ne centre bi nag muy màgg di tuxu ba ñëw fii ci Parcelles Assainies tey ñu ñëw ba terrain bi dende ak centre bi ñu dippee ko au-delà de l'entraide scolaire bi nga xamante ne yéen a ngi koy defal xale yi am na yeneen activité yu ñu def ci biir centre bi jëm ci wàllu tàggat yaram mais surtout jëm tamit ci lépp loo xamante ne genre counseling la conseil jëm ci ndaw ñi maanaam bërëb la daal boo xamante ne xale yi dañ fay gis seen bopp bu baax. waaw parce que bi ñu commencé tàggat di dugal xale yi di leen jàngal ñuy am bac di dem dañ dem ba ci biir nag ay tubaab gis ñu ne yéen initiative bi naka la demee ñu expliqué leen ñu ne yéen dañ leen di abare fi ngeen nekk kon kaa ñu jëndal leen foo leen nekk c'est comme ça loolu moo que ça indi s'est passé. jëndum terrain bii D'accord. ICO Hollande moo ko jënd après caisse française de développement ñëw jàpp ci ñu bari ñëw jàpp ci nag ñu ne léegi dañ leen utal foo leen nekk Très pour bien. continuer li ngeen di def loolu moo ñu indi fii voilà donc loolu si laaj bi defe naa ne loolu mën nañu ko leeral maintenant nag après ñoom dañ ñu ne bu leen yem ci jàngale bi rek dugg leen dans le développement bi ñuy dugg dans le développement nag mooy dañ daan jël ñun parents d'élèves yi utal leen ay coopératives pour que ñu mën a jàpp seen doom D'accord. donc loolu mooy initiative Très très bien. créer leen ay groupement féminin parce que xale bi dañ ko daan jël Waaw. fekk ko ci quartier am laaj yaayam mu ne mooy kan ñu wax ko ñu jéem a dajale ay yaay yi nga xam ne seen doom mi ngi ACAPES ñu former ay groupement de femmes Alors mu nekk may juste un volet et il y a d'autres choses encore yi nga xamante ne bi ACAPES ñoo ngi koy liggéey fii ci dëkk bi. waaw ci wàllu sport par exemple nekk na bërëb boo xamante ne xale yi dañ leen fay dalal ñu yëngu ci wàllu basket ñu yëngu ci wàllu karaté ak yeneen discipline yoo xamante ne dafa laa kon xanaa ñoom lay jàppale ak kimono bi ma waaw gis nga de kimono bi D'accord, dina ci ok. ànd lool surtout ak été bi donc mu ngi noonu centre ACAPES am dimension socio-culturelle bu am importance comme ni mu ko waxee sànq mais am itam dimension socio-éducative parce que lépp loo gisante te ne loo xamante ne bëgg nañ mu dox ci ab réew dañ koy lal ci yar dëgg la. waaw buñ la yar nag xel yi day dem ci éducation éducation inculquer xale yi li nga xamante ne mooy ay vertu mais inculquer leen li nga xamante ne mooy ay valeurs itam ba ñu xam seen bopp xam itam fan la ñu war a teg seen tànk ngir ñu mën a dem ba sori ci réew bi nga xamante ne moom lañ nekk mais bëgg naa tamit baaba njëw ak man ci ACAPES parce que xam nañ ne c'est une structure privée mais da ngeen nekk biir Parcelles Assainies Parcelles Assainies nekk gox boo xamante ne am na ab mairie bi tamit am division culture et tout ana nan ngeen di dimbalante jàppalante ci li nga xamante ne mooy culture surtout que xam nañ ne c'est une compétence transférée. maire bi moom yàgg nañ jàppalante d'ailleurs actuel maire bi fi ne muy Moussa ba mu nekkee tout tànk nekk jeune formation yi ñu daan def fii ACAPES pour renforcer capacité nit ñi pour Waaw. mën dugg ci seen gox doon ay def leadership donc ñooñu foofu lañu commencé di daalante ak ñoom Très bien. ba nga xam ne moom bi mu demee ba jël maire bi tamit wala partenariat bi moom dafa taxaw am na
J'ai une question. Est-ce que ACAPES, c'est juste pour ñi dëkk Parcelles ou alors est-ce que jeunesse yi mën nañ quand même fréquenter? ACAPES daal pour Dakar la bu ACAPES Dakar. parce Très bien. que dafa am nag dans 9 régions. Ah, fii ba Ziguinchor Tambacounda Saint-Louis Dagana Richard Toll yooyu yëpp am na ay ACAPES. très bien donc daal Thiès, seen ACAPES Mbour, bi voilà. ku mu neex daal mën nga fi ñëw. ku fi neex mën am nga ay ñëw conseils. voilà xool côté culturel bi xool côté tàggat yaram bi. voilà. alors May on me dit de l'autre côté foog ñu bàyyi la nga ñëw ak ñun ci une dernière question malheureusement problème de temps ci nga posé ko sunu xarit monsieur Baba Ndiaye. xam naa ne question yi peut-être damay bàyyi rek sama naataango bi ñëw sama ginnaaw Léna Sarr bu ñëwee dana mottali la ci des fi may jeexalee rek mooy damay invité téléspectateurs yi ak yow sax waaw nga xool peinture bi nga xamante ne xale yi def nañ ko fresque ci mur bi nga xam ne moo longé terrain ACAPES bi gisoon nañ ko ci historique bi muy lu rafet loo xamante ne vraiment ñun ñi yëngu ci wàllu culture daf ñuy neex parce que daf ñu gën a encouragé mais day tax tamit suñu xel gën a dal que ne fii ci Parcelles Assainies creuset culturel la et que am na potentialité bëri na ay icône li jëm nag ci wàllu question yi damay bàyyi sama naataango saareen bi rek sa kal bi bu ñëwee moom itam mu dugg ci beneen wàll continuer ak ki nga xam ne mooy suñu invité Baba Ndiaye. très bien alors May c'est vrai que nag journaliste culturel bu ñu ko yónnee mu def li nga xamante ni moom mooy BA ñëw ba ci mur bi parce que sa BA ci mur bi nga ko defee on comprend parfaitement en tout cas May ñi ngi lay remercier c'est toujours un plaisir et on te retrouve demain toujours ci Parcelles Assainies parce que di fàttali téléspectateurs yi tam vacances RTS2 ñi ngi encore fii ci Parcelles Assainies di fàttali nag ne gis ngeen ko ci bande annonce yi di jaar sur les deux chaînes RTS1 RTS2 am na gox yu nga xamante ne bii danañu fa dem foofu tamit visiter nit ñi waxtaan ak ñoom parce que dañu ne encore plus proche de vous en tout cas monsieur Ndiaye gis nga nag vraiment li nga xamante ne bii mooy comme ni ko May mën a waxee fresque yi alors des enfants voilà am na njàngat yu bëri yu nga xamante ne mën nañ ko def ci mur bii nga xamante ne bii ñi ngi jàkkaarloog moom. waaw mur bi nag ñu ngi ko liggéey ci xam nga ACAPES tamit dafa nekk association culturelle boo xam ne événement yi si dëkk bi dañ koy capté waale ñun di ko jox xale yi pour mu am benn lien parce que biennale dañ yaakaaroon ne lu si bari plateau la doon amee ñu ne nañ def biennale banlieue. dëgg la biennale banlieue boobu nag mooy indi fresque yi. c'est magnifique nga xam ne dañ jël ay artistes de renom ku mel ni Docta ñu jàppale xale yi initier leen ci une semaine ak Mor Faye ñoom ñaar ñoo àndoon initier leen ci une semaine ndax xale yi mën a delloowaat absolument un peu ce qu'ils ressentent. Tout à fait. Alors, ben oui, écoute, c'est une façon de s'exprimer aussi. May comme d'habitude rek maa ngi lay gis ngay sañse yu rafet te maa ngi koy wax ñi ngi ci nag été nga ñëw ak jaune bu baax May koy remercier. merci beaucoup Yaxam bu baax encouragé ko ndax. non mais toujours ligne bi mu jël ni bu mu ko bàyyi. ndax ligne boobu daal moom la réew mi soxla. incha allah moom la tam tamit soxla. jërëjëf donc nañ koy encouragé di ko baax ñaanal a baax mu doon vraiment. c'est gën a un dëgër ci li muy plaisir def. absolument et puis responsabilité am yokk. incha ci allah wàllu aada cosaan nag. incha ci la allah nekk. merci beaucoup Baba da ngaa baax rek Yaxam yow itam merci. ñu ngi lay ma lay gërëm. sant di la gërëm di sant di gërëm téléspectateurs yi ñu jox leen rendez-vous demain rek ci beneen site ci Parcelles Assainies wante dañu remercier Ara Création yaa ngi koy wax sànq di ma tooñ wante xam nga ne kenn mënu laa raw kenn mënu la dab say tànk la ñu topp donc Lamine la ñu remercier Ara Création numéro téléphone am di 77 557 52 84 moom mu ngi nekk nag fële ci centre de bopp en face rue 5 Yaxam kon à demain. Inch'Allah avec plaisir kon nag duñu def rek lu dul daal di ñëw ci Actu Vacances mbokk yi àndi ci ak sama kal bi Léna Sarr kon nag ñu xool lan la ñu indil recevoir ko ci plateau bi. Sénégal li ci ëpp solo mbalax lañ xam ak hip hop xamuñu beneen xeetu musique bi fi am alors que slam baa ngi fii acoustique baa ngi fii jazz baa ngi fii donc dañu bëggoon tamit offrir benn plateforme maanaam bërëb boo xamante ne mën nañ déglu leneen lu dul mbalax mën nañ déglu tamit leneen lu dul liñ tàmm dégg et puis découvrir maanaam nit ñi gis ay yeneen xeetu musique ak yeneen xeetu artistes yu jóge fépp loolu mooy objectif bi beneen objectif bi mooy wone possibilité digitale maanaam numérique bi la mën a indi ci liggéey bi ñuy def parce que xam nañ jafe-jafe yu bëri na waaye solution am na tamit donc numérique mën na indi ay solution ñu fas yéene dajaloo indi ay waxtaan ci wàllum droit ci wàllum circulation des artistes waaw yokkante xel daal am na ay activités comme ay workshop mapping am na benn
hackathon bu ñu def ak ISM ak étudiant ISM dañuy ñëw wane seen xarañ am na ay live concert am na ay discussions am na benn résidence de création buy am et puis am na beaucoup d'enregistrements et de résidences yu am sur place. On a une quarantaine d'artistes. Dafa am solo ñu wax wàllum jigéen ñi ñu ngi ci art ak culture te souvent dañuy am ay problèmes yu bëri comme fépp. Donc dafa am solo ñu wane tamit yan jafe-jafe la ñuy am ak naka la ñuy def ñoom ngir mën a dëkk wala liggéey ci biir domaine boobu. Donc vacances mooy période boo xam ne ñëpp mën nañ gën a am jot ñëw vacances mooy période boo xamante ne Sénégal tamit nit ñi mën nañu am jot ñëw seetaan si moo tax ñu taamu loolu. C'est vrai que nag wàllu culture dafa am solo ci li nga xamante ne bii moom mooy vacances yi te nag ñoo ngi ci vacances yi yéen a ngi seetaan seen émission Tam Tam vacances fii ci Parcelles Assainies ci bayaalu ACAPES bi unité 20. Alors c'est un plaisir à chaque fois di feggo ak sama kal muy Léna Sarr Léna maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm di kontaan nag parce que nag wax dëgg yàlla yaa ngi laal fu ne bu teyee électron libre bu ëllëgee nga ñëw ak ñun ci Actu Vacances li ñuy wax polyvalence ci biir RTS 2 dañu koy dëggal di ko fësal saa su ne maa ngi lay dalal jàmm c'est un plaisir. maa ngi lay fay yaa xam di nuyu aussi téléspectateur u RTS 2 namoon naa Tam Tam franchement. Donc vive les vacances di nuyu également suñu invité. ak waxtaan bi nga xam ne jot na ko fi am ak Maymouna mu nekk lu am solo. Absolument. Parce que je vois que c'est un acteur culturel. Ah oui. te justement ça tombe à pic parce que tey aussi culture la ñuy waxtaanee. Très bien alors ñu ñëw ci sujet bi nga xamante ne bii moom nga ñëw indil comme ni ko benn intervenant bi waxee je pense que moment la boo xamante ne bii on peut partager parce que surtout culture dafa am solo ñu commencé ko ci tout tànk yi. Tout à fait parce que dañu gis na ni que ci vacances yi ci la justement élèves yi di nekk en vacances. Donc dafa nekk période boo xam ne ils ont plus de temps pour mën a dem gëstu ci li nga xam ne moom mooy wàllu aada ak cosaan. ren nag moom mooy 5e édition wu festival bi nga xam ne moom mooy Afropolitain Nomade parce que dañuy bouger ci yeneen dëkk yi nga xam ne ni ñoom seen kàllaama français la fii ci Afrique amal fa genre festival yi pour gën a faire découvrir aux jeunes mais notamment aussi aux femmes li nga xam ne moom mooy musique mais pas seulement musique comme ñun lu ñu xam Sénégal muy hip-hop le plus souvent. Mais ay musique du genre soul jazz ak slam aussi parce que gis nañu ni que fii Sénégal mi ngi fi gën a mën a commencer ñi ngaa ngi koy gën a xam donc genre musique yooyu la ñuy ñëw invité jeunes yi ren nag ñu dugal li nga xam ne moom mooy aussi le côté numérique parce que fi mu nekk nii personne ne peut avancer sans justement ce côté numérique là. Donc loolu moo tax ñu bëgg a def promotion bi basé ko si loolu. ma jàng nga fa tuuti islam. ah man nag ayuma ci islam. Alors monsieur Baba Ndiaye peut-être benn réaction par rapport ak genre festival yi nga xamante ne bi am na it solo parce que moo ngi koy wax côté culturel bi mais nag côté numérique bi parce que nag am na avancé yi nga xamante ne bi faaw ñu dugal ci daal vraiment xarala yi nga xamante ne bi daal dafa méngoog jamono. loolu noonu lu baax la ndax art d'expression yi seen njëriñ dëgg-dëgg ci xale yi mooy daf leen di delloo seen bopp benn ba pare génne seen li ñu am ñoom comme xereñ loolu am na si solo trop te souvent nag valeurs yi dañ koy wax nii rek xam nga valeur lu ñuy wax la mais si art d'expression yi valeurs yi xale bi dañ ko koy matérialiser tout à fait soit dafay doon si bu dee art de scène wala muy slam waa ji li mu wax xale bi da koy jot te bu ko jotee da koy téye te kon nag xale yi pour préparer leen defe naa ne ci leen gën a neex mooy activité artistique yi ñu leen ci préparer noonu lu baax la moo tax li ma gis nii lu baax la. Très bien. Maintenant bu ñu duggee nag dans le numérique comme que nag c'est des li ñuy wax naan c'est un monde ouvert oui xale yi laata ñuy dem nañ leen waajal bi nag moom mooy les arts d'expression nga xam ne bu ñu duggee dinañ mën di communiquer di delloo ñoom tamit valeurs yi leen di jox ñu koy natt di delloo. Très bien. Donc loolu aussi c'est important. Alors Léna festival bi faudrait que ñu xam aussi fan la exactement et puis ba kañ lay continuer parce que ñi ñuy seetaan aussi parce que tu sais ñun tamit Sénégal dañu sopp vraiment xam un peu ce qui se passe côté vacances pour mun vraiment orienter non seulement les enfants mais les parents aussi. Tout à fait yaa xam kon nag festival bi ñu gis sànq conférence de presse bi tàmbali na donc le 23 juillet bi dina dem nag ba le 28 juillet mu nar a amee fële ci Wakam donc ñëpp ñoo xam ne nii Dakar lañ dëkk ak surtout ñi nga xam ne ñi ngi côté Wakam parents comme enfants ñëpp ñu ngi leen di invité aussi pour ñu dem foofu sànq yéen a ngi wax lu jëm ci biennale bi Dakar dafa nekk moo xam ne ni chaque 2 ans dafay organiser biennale des arts contemporains ñu gis ko ci fresque bi nga xam ne ni Maymouna mi ngi ko doon wax ci historique bi ñoom aussi nee nañ
loolu moo leen gën a motiver pour que ñu ñëw Dakar defee ko fi parce que justement biennale boobu dafa am loo xam ne da koy fësal ci wàllu culture fii ci Sénégal rawatina nag ci Dakar. D'accord alors ñu ngi à côté de quelqu'un bu nga xamante ne bi mi ngi yëngatu ci wàllu culture PCA ou ACAPES alors des questions par rapport ak vraiment fi nga xamante ne moom la ñu nekk parce que je pense qu'il y a beaucoup d'activités yu nga xamante ne bi ñoom ñi ngi koy développer et li ma ci gën a neex nag Lena mu nañ ko jëmale ci jeunesse je pense que on l'a vu c'est une population très jeune le Sénégal et je pense que il faut que ñu jàpp ci pour que suba suñu xel yi mën a dal. Tout à fait yaa xam man nag li ma bëggoon laaj suñu invité parce que xelam màcc na lool ci wàllu aada ak cosaan li ma bëggoon xam fii ci côté ACAPES est-ce que am na ay maison yoo xam ne nii maison de culture pour jeunes la yi nga xam ne nii ñoom bu ñu amee seen talent peut-être ils arrivent pas à vraiment décoller marquer seen empreinte ci niveau scolaire bi est-ce que am nañ aussi ay recours côté culture yoo xam ne dañ leen di former ne serait-ce que pour le théâtre par exemple wala le cinéma ak ay danse genre yooyu est-ce que am na fii nii. waaw pour le cinéma moom am na. am na parce que y a un centre bi ñuy woowee banlieue maa ngi fàtte concept bi. mais c'est ki ko créé woon sax dafa xaw a yàlla dafa décédé. mooy Mbodj donc. est-ce que le banlieue rythme. c'est pas rythme c'est banlieue le mot viendra. mais côté cinéma bi. am na quoi am na. bon maintenant au niveau de la mairie aussi y a des salles mises à disposition. pour les répétitions les répétitions en théâtre les répétitions en danse bon à l'ACAPES aussi bon on a démarré la mise en place un peu d'un dispositif pour fexe xale yi di mën am d'abord bu événement amee xale yi bokk parce que biennale mën na am te xale yi duñ bokk mais donc bu ñun bu amee dañuy fexe ba banlieue bi am implication nga xam ne les arts visuels dinañ ko fi tëral quoi di ko fi doxal maintenant nag y a des artistes qui ont des studios ici dans les parcelles. Oui, voilà. ça je pense qu'il y en a beaucoup. Alors, une question par rapport justement ci affaire bibliothèque. Est-ce qu'il y en a parce que loolu tamit ci vacances yi je pense que ça peut aussi aider. Ouais, c'est important. waaw mairie bi amoon na benn bibliothèque bu ñu installé woon. mais après je pense qu'il y a eu des problèmes un peu de réfection il y a des bâtiments qu'on devait reprendre. D'accord. Et puis c'est l'ACAPES qui a repris la bibliothèque. Ok. Et puis maintenant la bibliothèque est là elle est libre d'accès. D'accord. Pour l'ensemble des parcelles waaw. D'accord donc daal bibliothèque bi nekk ACAPES ku fa bëgg ñëw. ku fa bëgg ñëw moom mën nga ñëw gëstu fa. gëstu fa toog fa. def fa loo fa bëgg defaat nga def ko fa. am na solo boo bëggee tamit yàq sa xam-xam nga yokk ko fa. Très bien Lena. waaw léegi peut-être ce sera ma dernière question est-ce que ci vacances yi diiru vacances yi am na ay activités culturelles yoo xam ne ni culturelles ak sportives yoo xam ne yéen a ngi koy waajal pour cette jeunesse là. De toute façon ñun personnellement am nañ ko au niveau de l'ACAPES on a un programme. parce que ñun généralement on organise chaque année lu ñuy wax lël. parce que en milieu urbain. loolu dafa réer. donc dañ ko dellu siwaat. xam naa kon may mën a dina dellu siwaat ci lël bi. voilà xam naa may mën a moom dafa naa ñu ngi koy dellu si parce que ñu ngi si 10e édition très bien ci lël yi. donc yooyu yëpp dañ koy déclarer. am na sax benn lël bu ma dégg fii boo xam ne waa sud bi ñoo koy def. waaw fii biir parcelle. nga xam ne bu jotee waa Casamance ñu ngi leen di nuyu dañu koy def di si yëngatu bu baax def ay jàmbadon. ci ko ñu parcelle yi. Très bien. Loo xam ne ni man je n'y connais rien du tout. Voilà. Maintenant, la mairie aussi a un programme culturel. Je pense que le maire dina ko mën engager parce qu'il y a une association des artistes des parcelles. D'accord. Qui ont un important programme. Ah ouais, c'est très bien. Un important programme. Mais je laisse le Faites-nous part de ce programme-là. Parce que di fàttali téléspectateurs yi ne que RTS2 c'est une chaîne culturelle, sportive. Donc ñun des programmes comme ça, je pense que Madame Fatou Dieye, voilà, elle pourra très facilement accepter. Voilà. Et c'est pour le bonheur des populations parce que on essaie d'être très proche de nos populations. Le maire Moussa a eu l'idée de mettre en place un forum des artistes. Et puis bon, qui est parti vers la structuration du secteur culturel avec les artistes. Et puis il y a Moustapha Diop, le comédien qui est le président même. Et puis les scènes, ñëpp ngi ci biir. Voilà. Très bien. Voilà. Lena, en tout cas, ñi ngi lay remercier. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci ci li nga ñu indil parce que genre au festival yi dafay am solo. Est-ce que tu remercies quelqu'un aujourd'hui? Je me remercie Yakham, je me remercie comme souvent. Oui. Di wax ni que c'est pas parce que yaa ngi may nekk fii di ma neexal que pour autant nekkatoo sama jàmm. Waaw la woon fa woon rek. dañuy dekki li nga xam ne ni moom lañ bàyyi woon fële ci studio bi. indiwaat ko fii. Mais est-ce que xam nga leen sunu xarit Sophie. day ñëw fii te dinaa def tout
pour que yow jour bu Sophie di ñëw yow doo fi nekk parce que gastro am na ci Tam Tam Vacances. dinaa teew de incha allah maa fi nekk fii. merci beaucoup Léna ñu ngi leen di gërëm di leen sant seen émission Tam Tam Vacances fii ci Bayalu ak APS bi vraiment ñuy wëyal li nga xamante ne mooy waxtaan bu am solo dañuy ñëw dem régie dellu siwaat am vraiment leneen lu ñu def parce que nag programme bi mi ngi wëyal kon nag ñu dem régie dellu siwaat. waaw kon nag du ñu def rek lu dul daal di xool suñu électron bi nga xamante ne bi mooy Malcolm fan la féete mais Malcolm daal vraiment keroog ba ma ko gisee ci bande annonce bi ak di jël ay soccu jàmbur di xool ay lakk jën vacances daal neex na waaye Malcolm il en profite chez vous là ah yéen. waaw mais. ah nuyu naa leen. oui yow. ana borom bicyclette bi. waay uy ma kaay man bëgguma ñu xulu am sa bicyclette dama cee sonn. alors parcelle. waaw nii lay demee ba heure bi gars yi dañuy jaay fëgg jaay. sama doom day bi sànq dañ doon xuloo. jot nañ fee xeex waaye dama ko. ndax boo xoolee. xeexuma yow moom. ah sa digg xaar yow xeexuñu yow. fan lañ xeexee. ah su waay xeexuñu fi moo dóor la fi dóor yi. man ma vélo man la dem tegal ma bàyyil ma sa yow vélo bi yaa ko moom wala maa ko moom. maa ko moom. sa digganteeg yàlla yaa ko moom. Cheikh Ibrahima Niass maa ko moom. xam naa ne dootoo waxati baax na dootoo waxati. alors Valentine. waaw nuyu naa leen. Valentin donc délire bi moo am fi nga xamante ne si moo nekk parcelle. oui tey dama ñëw fekk fi gars yi ay tooñkat. mais li ma gën a neex fii mooy. sama segg café ba. damaa xamul ndax mën naa ñëw Fall café. Fall. uy ma yow moytul saa yi bala mu laa gaañ. da ngay daw nànk de fi dañ koy interdire nga daw bu baax. der yow yaa ko bu ma wax loolu. Fall seggal ma foofu café jox ma bu ngeen bëggee café bi léegi ñëw. dama fi am tamit samay gan naam ku ñëw bismillah waa ñëwal ñëw xam nu ñuy def waa léegi uy ma waa defal naa na keneen ñëwaat na keneen ñëw Fall naam ku ñëw tonton salaamaaleykum maaleykum salaam. alors mën nañ xam tur bi. Alfred Mendy. mën nañ xam yow yaa di kan ak lan ngay def fii nii ci doxantu bi. bon man maay chef division culture art et archive ci mairie Parcelles waaw man nag damay tàmm guddi gi nii di doxantu di xool ci biir gox bi lan ak lan mooy dox lan ak lan mooy yëngatu ci côté art. yow dañ laa soxla xamul tax ñu soxla ko. dañoo xam ne Parcelles fii culture daf fi am doole. te gis nañ artistes yi nga xamante ne si yëpp commencé nañ fi jug ak ñi nga xam ne yàgg nañ fi loolu na ngeen koy gérer ba artistes yi ku ci nekk mën ci gis boppam. ci kaw ñun fii ci commune Parcelles Assainies comme ni nga ko waxee bëri na ay artistes bëri na ay talent ñun nag suñu liggéey au niveau de la division culture et art mooy encadrer leen jàppale leen ci côté jumtuwaay muy matériel muy aussi moyen pour ñu mën a mettre en œuvre seen projet culturel parce que am na ci ñoo xam ni dañuy bëgg génne mixtape ñiy def musique ou bien ñi bëgg génne maxi ou bien album te amuñu moyen. Vous savez que fii au niveau du Sénégal artistes yi seen problème majeur mooy manque de moyens parce que sponsor amatul producteur. yow sa faram fàcc ci plateau bi lañ ko soxla waaye li muy mën a jeexee ñaari rek mooy au même point éducation ak santé bi ndax yéen a ngi ciy gën a kii bu baax. waaw éducation bi ak santé bi aussi dañ ci yëngatu bu baax parce que Parcelles xam ngeen ni bëri na poste de santé. bëri na également ay structures sanitaires yoo xam ni dañuy jàppale population bi aussi surtout par rapport ak CMU bi dañ ci jàppale aussi population yi pour ñu mën a am une couverture assez large surtout ñi nga xam ne dañu manqué moyen. très bien voilà. alors Malcolm damay kontaan xam nga lu tax. waaw parce que ku ñu dénk côté culture ak yooyu. nga xaar ba heure bi ngay doxantu xool ndax affaire yaa ngi yëngu. ñun dañuy kontaan ci monsieur Mendy. ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax. Malcolm sa café bi bëggoon naa mu yegg si fii de ba ca kanamee. café bi yow Fall uy ma
uy ma kaay ma dem jëli sama café uy ma yow café gi maa ko moom. waaw kon j'attends le café ah. déedéet man waxuma loolu. ci plateau bi café gaa ngi nii. déedéet day dem de. day dem. calme rek day dem. calme toi ma ne la munul toog day dem. mu ne la wala la dute. c'est bien fait naa café gi laa bëggoon indi. waaw léegi demal nga arranger café bi et tu me retrouves sur le plateau. waaw dute la de dute. non café heure bi café. damaa juum. merci. damaa juum ñu ngi lay gërëm. di la sant waaye bu ma ne sexaw waaye nga naan man sexaw baax a baax waaye nag sexaw boobu noonu dafa am solo. parce que ku ñu doon wax Serigne Touba Mbacké Balla Aïssa dafa ne woon mbir mi dey tuddee leen ko sexaw boo leen ko tuddee sexaw dey faj dong lay def. ci biir loolu nag dañuy kontaan noonu la ñuy recevoir tey suñu xarit Ramatoulaye mi nga xamante ne bi macha allah xame nañ ko ci daal lépp lu jëm ci wàllu l'islam ci RTS 2 saa su ne buñ ko gisee dañuy kontaan xel yi day féex bu baax a baax ma koy wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullah yaa mbégte la ñuy am saa su nekk bu ñu bokkee ay jataay may bég lool di teew fii ci Parcelles Assainies di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di kontaan lool macha allah di nuyu suñu tonton bi toog suñu wet fas yéene ñu gunge ci tam-tam vacances. alors li tax nag nga toog fii dafay am solo parce que sànq ak monsieur Ndiaye aussi ñoo ngi koy wax éducation xale dafa baax ci bépp fànn te yow nag da ngay ñëw ak ñun ci daara vacances nga xamante ne bi yaakaar naa ne sénégalais yi léegi xewal nañ ko bu baax a baax Rama ma dem xool élément bi dellu si. dañuy dem di ayca on y va c'est parti. ki fiy jàng saa su ne ak ki fiy ñëw vacances ba vacances parce que vacances ba vacances moom du jàng waaye am na waajur yoo xamante ne saa yu ñu dañ ciy waxtaan ak ñoom pour ñu fexe ba xale bi bu accès ci vacances bi ñu fexe ba tenir ko fi ci année scolaire bi. parce que boo seetloo ñi fi nekk ci année scolaire bi ñoo gën a am ñoo gën a am niveau que ñi fiy ñëw par vacances ba boo seetloo ñi fi nekk année scolaire bi ñoo ñuy gën a sax jàppale ci xale yi ñëw vacances parce que ñi ñëw vacances day xaw a bare day bare te donc loolu nag. boo ko seetloo erreur parents yi lay doon wala ñoo xamante ne école bi la ñu gën a gis ka daara yi bu école tëj ñu ne kon kat xaar ñu jël xale bu yóbbu ko ca daara ja donc loolu moom wax dëgg yàlla war nañ cee mën a waxtaan ak waajur yi bu baax parce que nekkul loo xam ne luy yoon la. parce que pensa nga gis xale boo xamante ne âge boo ko xoolee day nekk 2 ans wala nekk 2 ans et demi nga xam ne kii mu wër la ni ay waajuram sans école bi sax nga xam ne kii noflaay moo ko tax mu indi ko ci daara ji am na ñoo xam ne ñoom gis nañ ni école tëj na rek. xale bi warul mun toog ci kër ga ñu ne kat kii kat xaaru ñoo xëy yóbbu ko ca daraja moo jàng te nag wax dëgg yàlla jullit boo nekkee jullit da ngay xam sa bopp xam say devoir balaa ngay kaas say droit say devoir nag mooy la war ci sa diggante ci sa borom mooy nga fexe ba xale bu nekk la war a nekk ci moom ci dëndam ci alxuraan nga def ko nga def ko ca mais nag mu bañ a nekk vacances ba vacances. waaye nag dafa am catégorie âge boo xamante ne ñun fii dañ ko organiser ci ñetti pàcc bi njëkk bi mooy xale yi nga xam ne dañu am 3 ans ba 5 ans xam nga ñooñu mënoon lañ fay jàngal liir ba ñu mën ko parce que seen xel naccagul ci lu mel noonu waaye ñooñu da nga la ñuy def benn groupe boo xam ne ensemble nga leen tuddee boo xam ne da ngay jël saari di ko bind ci tableau bi ñu koy jàng dans l'ensemble ci seen biir day tax ñu gaaw ko mokkal jàng bi ñuy jàng noonu di avancé bu ñu nee ba am 6 ans ba 7 ans ñu doog a leen di jël yóbbu leen ci beneen groupe parce que groupe bu njëkk bi ku tudd oustaz Malick moo la ñuy jàngal beneen groupe ba ci topp Seydi Mame Cheikh Gaye moo la ñuy jàngal moom mooy jàngal ñi nga xamante ne 6 ans ba 7 ans ñooy jàngal lecture te xale baa ngay jàngal alxuraan gi il faut nga mën lecture français sax balaa ngay boo accès te pëna ma ngay tàmbale donc lif ba tay say bi mu lay dimbali ba nga xamante ne mooy base bi nga boo demee ci région yi dañoo respecté daara surtout Ndar boo demee que Zeydou Abi di ñu ñëpp fa lañ jàngi que sëñ Mamou Ndiaye ak et cetera ñooñu foofu yalwaan amu fa sëriñ bi da koy tere taalibe bu ne parce que sëriñ bi daara bu njëkkaan dafa naan am lu ñu tuddee ndayu daara yaayu daara yi dañ naan dimbali daara yi te boo demee Ndar ba léegi am na fa dañuy def chaque waxtu heure añ ñu jël benn bool dimbalee ko taalibe bi bu reer jotee ñu defaat la même chose Ndakaaru Njaay nag li fi ne mënoo gis benn xale buy xëy di taxawaalu suba ba guddi nga ne kii taalibe la dafay jàng xam nga yalwaan gi léegi ak yalwaan bu njëkk ba bokkul
bu njëkk ba da nga naan yalwaan ba benn waxtu nga delluwaat ca daara ja continuer sa jàng waaye boo seetlu léegi yalwaan gi dafa dem ba jur sàcc yoo xamante ci biir kër yi parce que ñun am nañ dëkkaale yoo xamante ne day ubbi buntam di sarax taalibe yi mais benn jour xëy na mu dugg ci biir ndéegam fu muy dellu si waatee fekk taalibe yi doon yalwaan jël poche dem ak jaaro oram mu ci loolu la jógee nag commencé dëj buntu këram nangootu sarax kenn. waaye nag boo def lu baax doo déglu nit ñi parce que ñun ñëpp xam nañ li gouvernement di def lu baax la parce que ñun ñii ñun sëriñu daara yi dafay yàq suñu der ci lu mel noonu parce que yi xew ci dëkk bi moo ñuy yàqal kon gouvernement bu ci jëlee ay mesures dañ ci ànd ak moom parce que li fi nekk doxul ba moom laa ay dama nee naa ko na ngeen fexe ba na ngeen góorgóorlu ngeen saytuwaat frontières yi parce que dëkk boo xam ne ku mu neex dugg yaakaar naa ne yooyu bu fi amee du bett kenn. dama leen koy faral di wax macha allah Ramatoulaye soo ko gisee xol yi day féex parce que Ramatoulaye nii Mama Dieye di wax faaw ñu waxtaanee ko dégg naa fi ay dëgg de. waaw macha allah daara vacances yi. vacances ba vacances. xam naa ne sujet bi de la ca nekk yëpp ma jox la kàddu gi rek. macha allah sama oustaz bi dafa dégg jamono. dafa laal sujet yu bëree bëri te foofu mooy metti ndax boo xoolee ni suñu environnement bii ñu nekk rek yaa dafa dëggal ni daara vacances dafa am solo ndax bu ñu xoolee période bii ñun bi ñu nekkee xale amuñu woon fit mu fekk ñu ci mbedd kon vacances dañu war a foo dañu war a bégal suñu doom mais dañu leen war a encadrer ci place yoo xamante ni dana am sécurité daara vacances loolu moo doon rôle am mooy ñi nga xamante ni amuñu woon temps ci année scolaire bi ñiy jàngi français amuñu woon temps gëstu seen diine ci vacances yi ñu profitoo donte nan wax na sax ba cité ndar moom dangay nekk pa nekk mère boole école boole daara konte daara vacances nag léegi nag mi ngi am solo moo tax ñu profitoo ci RTS 2 ak tam-tam vacances bi gën leen a wanaat jàjjaat leen ci daara vacances yi nga xamante ni ñi ngi ci koñ yi yaa koñ boo tourné waxtu wi am na ku fa toog di jàngal xale yi gis nga suñu daara ji nii xam nga lii alxuraan rek moo am xikma bi gis nga alxuraan ngay dem ñu toog ci benn mbedd mu nekk ay ñeenti classe juróomi classe te kenn du déranger sa morom loolu ci alxuraan rek la am mais boo demee école xam nga loolu mënul nekk foofu mën na déranger mais fu mu toll gis nga xale yi catégorie bi ne ak ki leen di jàngal te kenn déranger wul sa morom day tax xale bi kiy fer ijji léeg-léeg saa day jàng saar boo xamante ni moom àggagu fa mais ñi koy jàng ci wetam mu koy dégg da koy daal di capter. très bien moo tax teel a yóbbu xale yi ci heure bi nga xamante ni dañuy capter moo ci gën a am solo. alors monsieur Ndiaye réaction par rapport ak sujet bu am solo bi parce que nu mu ko waxee je pense que dafa laal fi nga xam ne mooy metti des enfants yoo xam ne dañ leen di yóbbu des fois daara vacances pour s'en débarrasser ça il faut le dire daara vacances yóbbu aussi xale bi année scolaire bi jàngatul presque fàtte lu mu kii woon en tout cas daal vraiment ñu ngi koy gërëm réaction monsieur Ndiaye. waaw li ma si wax rek mooy lu baax la ndax day defar jikko xale. daara moom day defar jikko xale. mais man li ma si yokk sama gis-gis en tant que ku nekk ci wàllu artistique. oui mooy daara bi war na améliorer offre bi. par exemple art islamique bi xam nga dañ koy booy jàngale souvent ñoom dañuy def mémorisation rek. bu xale bi mémoriser saar yi après ñu xool ni ñu koy jàngale xam-xam. mais à côté de ça am na calligraphie arabe. c'est important. am na calligraphie islamique te yooyu pourtant mën nañ ci teel tàggat xale bi parce que am na ay concours internationaux de calligraphie. absolument benn ñaareel ba am na aussi les chansons. les chansons arabes. dëgg la loolu war nañ ko mën jàng xale bi dès le bas âge ñi continuer sax mën nañu rëcc. alors côté Parcelles Assainies ci daara vacances yi fan ngeen ci toll. waaw côté Parcelles yi xam naa ne bon daara vacances yi am na fi. parce que xale yi ngeen gis nii xam naa ne ñu ngi fii di suñu ginnaaw di yëngu toog yooyu. waaw fii rek yaa Aïcha Ummul Muminin mi ngi fii Parcelles. am na fi waaw so daara yaa Aïcha mi ngi fi daara Abdoulaye Ibn Masoud mi ngi fi ñooñu dañuy def daara vacances. très bien mi ngi fii ci Parcelles Assainies. Parcelles dafa nekk lieu bu bari daara nag soxna yaa xam te daara bii ma lay wax bokk na ci internat yi njëkk fii ci Dakar. mooy yaa Aïcha Ummul Muminin xale bi njëkk a jël prix bi muy Ndombur Sène fële ca Malaisie ci daara boobu la génnee. kon Parcelles Assainies ku ñu teel a jóg ci
affaire daara vacances alors da nga ñëw ak ñun nag ci tam-tam vacances ci daara yi xam naa ne ci njëlbeen bi defe naa ne ñi ñuy seetaan def nañ ci jàngat yu am solo Ramatoulaye ma bàyyi la xëy na sa ay kàddu yu mujj parce que dinañu wëyal ak yow vraiment ay visite di kontaan parce que nag ñëw na aussi si wàllu yelwaan bi ci moom daal sa oustaz bi ku dégg la ni ñu koy waxee. macha allah xam nga moom jeune la. ñi juddu 80 dañuy branché ndax jamono la ñuy àndal fa mu toll nii. ma koy jaajëfal bu baax a baax. xam nga daara bi ma dem nii sax daara bi ñoom journée bi la ñuy jàng ñii internet wuñu mais incha allah émission yooyu di ñëw dinaa leen demal ci daara yoo xamante ni ñoom colonie de vacances lañ nekk. xale yi dañuy feet. am ay prof mais terewul dañuy jàngale alquran. très bien ça veut dire que ni vacances yi xale bi mën na foo. mais mën na jàngale en même temps. ñu bañ a def mu nekk foo kese ci vacances yi ndax boo xoolee lii nii suñu ginnaaw rek. dana dëggal ni daara am na solo ci waxtu wi vraiment ak dëkk bi nu mu tëddee nii. macha allah kontaan nañ lool yaa. ñun tamit ñoo gën a kontaan. parce que may jaajëfal xarit yi bu baax a baax. jaajëfal soppe yi di nuyu ñëpp. di leen wax rek incha allah dinañ àndaat ak yéen ci yeneen jataay ànd ceeg tam-tam vacances ak RTS 2. man daal nee naa la man maay fans numéro 1. parce que nag dañu gindi ci suñu wàllu l'islam macha allah dañuy kontaan ci yow di la ñaanal gudd fan ak wér. te ñu bokk. macha allah jërëjëf Ramatoulaye mbokk yi nag ñu wëyal li nga xamante ne bi mooy suñu émission tam-tam vacances fii ci RTS 2 daal di nag fas yéene dem régie dellu siwaat recevoir suñu xarit la belle maman Dieye parce que nag moom itamit conseil yemu ñuy jox am na solo léeg-léeg xale yi xaw ñoo rëcc daal dem ci daal ay gox yu nga xamante ne bi sant ñu leen ko indil ñu ay problème yu nga xam ne kenn xamul foo koy waxee régie dellu siwaat recevoir la belle maman Dieye. man la Samba Libane Diop responsable à la place de Ngor ñu ngi place bi ñu ngi siwaat si place bi ba léegi di continuer di leen sensibiliser par rapport ak li ñu fi indi mooy wan leen cas de sauvetage ni ñu koy defee en même temps aussi ku nga xamante ne aussi mënul fu ndox bu fekkee cas de am na cas si diggante bi technique bi ñu war a def pour mën ko sauver loolu laa leen bëgg a expliquer avant tout et après tout aussi dama bëgg naa parents yi baigneurs yi ñoom ñi nga xam ne seen doom ñooy ñëw plage ñu xam liñ leen di wax avant ñuy def plage parce que booy sensibiliser nit ki je me dirais que ne si parent am la war a jikkee muy maanaam wax ko ne ko boo demee si plage bi da ngay laajte maître nageur bi d'abord xool ndax am na marée haute wala am na marée basse léegi bu ñu la expliquer loolu bu pare soo ñëwee nga laaj maître nageur bi parce que parfois day am ay méduse yi ñun fréquemment lay am suñu plage bi léegi te méduse yi su la laalee am na si yoo xam ne su la laalee boo moytul moom da ngay am problème donc boo jógee foofu bu la maître nageur bi expliquer di nga comprendre ne yow lii nga war a def wala lii waroo ko def bu ñu jógee foofu noonu dañuy jëm si plage yi nga xam ne pratiquement nit ñi ñu ngi koy fréquenter mais c'est pas autorisé lu su mel ni plage de Malibu Guédiawaye BCEAO bi c'est pas autorisé mais c'est surveillé donc géej yooyu dafa nekk géeju dangereux certes y a des maîtres nageurs qu'il faut ñu ngi def seen liggéey nu mu waree mais problème bi mooy géej boobu nu mu mel ak géej bi bokkul donc su fekkente ne man damay digal ñi nga xam ne ñooy parents yi baigneurs yi ñu lu su mel ni plage Ngor ñu wax leen ñu fay ñëw Île de Ngor mën nañu fa dem terre bi aussi calme na mën nañ fa dem lagon aussi calme na mën nañ fa dem mais suñu côté Almadies bi aussi am na ay maîtres nageurs mais c'est pas autorisé donc foofu dafay am ay vagues yoo xam ne amul ji si plage Ngor bi yu fa am foofu noonu. mais juste rek pour waxaat leen parce que heure de baignade dafa am su fekkee heure de baignade yi dafa arrêté li yoon mooy nit ñi dem ñibbi mais en cas bu fekkente ne dafa bañee dañ fa des mu am cas de noyade lañ bëgg a expliquer selon niñ koy sauver muy maanaam ku nga xam ne mënul fay moromam di lab ni mu ko war a dimbalee pour génne ko étape boobu lañ bëgg a expliquer ni ñu koy defee. bon juste ñu ngi waat si plage Ngor jusqu'à présent pour wan leen ne leen bu fekkente ne y'a plage bi actuellement ni maître nageur y a pas de maître nageur à la plage léegi nit ki mu ngi sauver léegi mu ngi noyé léegi ni ñu koy sauver pour bu fekkente ne nit ki mënul fay mënul ndox nu muy dimbalee nit ki nga xam ne mu ngi lab léegi moom lañ leen di wan ne le kële mënul fay comme moom mais bëgg na ko dimbali. léegi dimbali bi yëpp lu mu ko bëgg mooy mënu ko jàpp parce que su ko jàppee kooku daf koy maîtriser léegi déjà mu ngi koy pousse su koy pousse daal di taxaw poussaat ko daal di taxaw léegi su continuer di ko pousse kooku dina dem ba certain moment dana am pied mu soog a wax ak moom léegi loolu moom lañ leen di conseiller pour que ñi mënul fay ñu def noonu bu ñu gisee cas de noyade bu mel nii xam nga yow rek yaa fa sës mënuloo ñàkk bañ a def soo demee li ñu lay digal mooy bul téye victime bi demal soo demee nga pousse ko
ba mu taxaw nga puusar ko ba mu taxaw au fur et à mesure nga koy puus bu amee pied rek moom dana mën a doxal boppam. donc moom lañ doon expliquer ba léegi ñu ngi ci place de Ngor pour expliquer leen par rapport ak ki nga xam ne mënul fay déjà ñoom ñaar ñëpp ñu ngi sëqat parce que xam na ne mënul léegi femme bi mu ngi koy wax nag boo mënulee fii nga war a yem wala lii nga war a def wala lale donc moom la koy expliquer nii en même temps di ko génne. ni ñu koy faral di waxee nag la belle maman Dieye maman vraiment dañu kontaan parce que nag ku ne vacances wax plage waaye defe naa ne image yi nga xamante ne bii gis nañ ko dafay tax parents yi gën a def attention xale yi gën a def attention parce que lap c'est en quelques secondes alors maman maa ngi lay nuyu di kontaan di feggoog yow ci Tam Tam vacances. moom c'est partagé xam nga ñun aussi dañuy kontaan saa yu ñu feggoog yow donc tey comme ni nga ko waxee rek Tam Tam vacances dafa démarrer may ànd ak téléspectateurs yi pour di leen sensibiliser naka la ñuy def parce que tamit dem géej mënul ñàkk il faut que nit ci di dem plage parce que dafa bokk ci li nga xamante ne bu été jotee rek dañuy baaxoo di fa dem donc loolu moo war a tax ñuy sensibiliser xale yi bu ñu demee naka lañ fay nekkee donc dafay baax bu ñu demee bu ñu fa fekkee maîtres nageurs yi ñu laajte leen ci yan zone la ñu mën a sangoo parce que géej tamit li ñuy wax amul banqaas te nekkul tamit kenn maîtriser wu ko donc boo fa demee lii gën mooy nga def attention bu baax ci li ngay def maîtres nageurs yi dañu am heure bu ñuy nekk ci géej bi donc ñoom à 18h dañuy quitter géej bi dem de préférence sax dañuy wax ne que ne heure boobu noonu na nit ñi dem ñibbi mais di nga d'accord ak man que ne sénégalais yi ñu bëri dañu xaw a dëgër bopp ñu ngi ci doon waxtaan démb voilà donc ñu bëri duñu dem dañuy toog foofu bu ñu fa toogee nag wax dëgg yàlla dafa am ay danger yu bëri yoo xam ne daf la fay da leen fay fekk donc bu nit ki labee nag tey ji mënoo gis koo xam ne yaa ngi ko xam muy lab nga koy seetaan mais nag il faut que ñu xam ne que ne nit bu lab conscient kooku nga mën a dem sauver parce que kooku boo demee am na technique boo xam ne mën nga koo génnee ndox bi mais koo xamante ne nii dafa inconscient yaa ngi gis ne que ne defatul benn mouvement kooku waroo jël risque dugg ci géej gi di ko sauver parce que non seulement dafay diis mais boo duggee yow mën na la mënoo génn ak moom mënoo ko àttan donc ki nga xamante ne nag dafa conscient di def ay gestes yoo xam ne mi ngi lay wan que ne kii dafa lab ci biir géej gi ni ngay def mooy nga wax ko nomba comme ni ñuy wax féete ko ginnaaw di ko bëmax pour mu génn géej bi boo ko bëmaxee ba mu am pied nga jéem a xëcc loxoom daal di koy génne ci biti boo xëccee loxoom nag ba génne ko nga gis ne ko ne ci moment boobu tamit mi ngi conscient ba tey mën nga ko laaj ndax mi ngi lay dégg yooyu noonu mais bul jël risque di ko jéem a defal dara parce que nit lu mu maîtriser wul waru ci avancer gis nga ci élément bi am na benn moment ñi ngi wane ñoo xam ne ñi ngi leen di doon jéem a sauver mais malheureusement ki leen doon sauver xamul technique bi mu war a def donc dafa ñëw rek dem directement defal leen massage cardiaque malheureusement pour ñoom loolu moom moo leen rey parce que xale bi muy defal massage cardiaque c'est limité massage cardiaque nekkul da ngay ñëw rek ngay def num la neexee di dem parce que à la longue loolu mooy dem ba fatt nit ki dootul mën a noyyeeti donc il faut que boo bëggee sauver nit ki aussi ñun dafa doon loo xam ne wareef la pour ñu jàng tamit naka la ñuy def ba sauver une personne en danger parce que tout le temps dañuy jànkonteeg moom ci tali bi ci géej gi fu nekk donc wax nañu sensibiliser nit ñi ñu xam boo fekkee ci cas yooyu naka nga war a def ba sauver nit ki alors monsieur Ndiaye réaction par rapport ak li nga gis nii parce que nous sommes ñun ñëpp ay parents lañ te vraiment dañuy xaw tiit xaw ragal vacances yi tu vois mi ngi koy wone c'est vrai que c'est des images yoo xam ne c'est un peu choquant mais il faut que ñu won ko population yi ay ñaari xale yooyu ñu gis ñuy tëdd dañu gaañu carrément donc il faut que ñu continuer sensibilisation bi éviter les plages non autorisées c'est important moom gaa plage non autorisée c'est bari parce que parcelle gi defe naa ne plage yam kenn war fa sangu te nii am nañ dëgër bopp di fa sangu parce que suuf si day déplacé wu suuf si day jékki-jékki rek màbb donc loolu la ko nit ñi xam boo doo duggee si géej yenn saa ngay dox tuuti muy dëgër nga yaakaar ne yaa ngi dem en sécurité mais day jékki-jékki rek am fracture te loolu bu fekkee ne mënoo fay dafay doy waar donc defe naa ne émission bi baax na ci côté boobu image bi mën na choquant sax mais day nit ñi xam ne risque am na et que possibilité tamit ñàkk sa bakkan am na ci. absolument bu boobaa ñu moytu. defe naa ne li ñu wax ni am na solo. beneen bi tamit mooy le savoir. defe naa ne xam-xam tamit am na solo trop. parce que tamit di jéem a sauver nit far lor ko.
ñàkk xam ko indi. waaw donc nit ñi aussi war nañ mën a di déglu. ñi nga xam ne ñooy maîtres nageurs yi. absolument di déglu tamit ñi nga xam ne seen xam-xam dem na ci ni ñuy defee suñuy sawee nit. dëgg la en tout cas maman dañuy kontaan parce que vraiment li tax ñu ne conseil nga ñuy indil mooy vrai conseil nga fi indi parce que am na ñoo xamante ne bi dañuy jël nit ci biir xamuñu naka lañ koy jëlee bu ñu ko tegee ci biir xamuñu naka la ñuy def en tout cas daal conseil pratique fii ci vacances yi nañu xam ne dinañ ci ànd ak suñu xarit Maman Dieye daal mu nekk lu am solo et puis voilà ay parents lañu c'est des images yoo xam ne voilà ça fait mal. tout à fait yaa xam nga tey jii nii boo demee ci ñoom maîtres nageurs yi da ngay xam ne que ne ni médecin bi di consulter malade bi pour mën a xam lan moo ko dal pour mu faj ko. ñoom aussi bu nit ki labee noonu la ñuy def pour mën a xam ban technique la ñuy utiliser pour sauver ko. donc loolu dafa important nit ci xam ko balaa ngay avancer ci dara parce que gis nga même cas boobu noonu ci lay revenir gis nga kenn ki tëddee ci ginnaaw kooku la ñu waroon a sauver ñu romb ko fa ndax mi ngi yuqeel kooku yuqeel boobu mu yuqeel mooy que ne dafa manqué air donc ñoom bu ñu ko defoon bouche à bouche rek dafay réagir parce que bu wàccoo rek dafay soulager wu donc loolu yëpp ñàkk xam la donc bëri na gestes yu nit di def nit ñi dañu war a xam bu ko defee lan la ñu war a def ci moment boobu noonu pour mën ko jàppale donc loolu moom mooy suñuy tànk ñun waa RTS 2 donc lépp luñ ci mën pour sensibiliser nit yi dinañ ko def pour wax leen naka la ñu war a defee parce que plage aussi dafa xew donc il faut que ñu wax xale naka la ñuy moytandikoo man daal nañu jàpp ne géej daal amul banqaas en tout cas maman ñi ngi lay remercier ça a été un plaisir toog yow fii ci bayaalu ACAPES bi maman kan ngay remercier tey oui ma interpellé tuuti rek. waaw ndax plage yi léegi concours de plage daf fi jóge man li ma jaaxal. nit ñi yaakaar na ne plage sangu rek la. dëgg la alors que. am na activité culturelle yoo xam ne parfois sax buñ si tàggatee xale yi. duñ tal sangu. dëgg la man bi ma nekkee xale dañ daan defar ay genre ay château yooyu château mais loolu. di def ay courses xam nga dafa jóge def naa ne amatul de. si plage yi daal amatul duñu ne amatul mais xam naa ne wàññeeku na bu baax a baax a baax en tout cas ñoom ñi ngi xalaat ñoom maîtres nageurs yi dimbale nit ñi pour daal di leen di jàngal naka la ñuy féeyee parce que xam naa ne yaa xam maak yow yëpp mënuñu féey donc il faut ñu former ñu ak ma yow gisoo ma xanaa ci jet ski bi waaw affaire bu garaaw man rek ak yow rek dëkk Bawol rek xam nga ne féey rek lay def loolu ëpp na maman kan ngay remercier waa Esprit Chic yow xam nga ne su ma melee nii rek ñoom la Fatou Sané Esprit Chic donc moom laay remercier ak waa salon bi yëpp vraiment maa ngi leen di remercier ñoom ñoo jàpp ci mi ngi noonu daal ba mu rafet. très joli merci beaucoup maman plaisir de te retrouver la semaine prochaine mbokk yi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax waaye nag xam ngeen ne vacances bu dul vacances sax météo dañ ko war a di xam chaque fois xool nooy solo xool ndax dana parce que nag ñu ngi nekk ci taw ñun nag RTS 2 dañ koo soxla bu baax parce que nag dañoo fas yéene dugg ci gox yeeg goxaat yi foog ñu xam exactement temps bi na mu tëddee moo tax may laaj sama xarit la grande Saint-Louisienne Khady Didi Khady fan nga féetee présentement ma ne Khady Seydou ma fan nga nekk Khady madame Régie dellu siwaat waaw mbokk yeeg xarit yi nag dañuy kontaan vraiment di feggoowaat ak ki nga xamante ne bi mooy la grande Saint-Louisienne Khady Didi mu ñëw ak ñun nag ci météo alors c'est vrai que nag même ñun tam vacances comme nag dañoo fas yéene dugg ci ay gox ak goxaat foog ñu xam ndax fii dana taw ndax fii du taw ndax temps bi naka lay tëddee te loolu nag xam ngeen ne daaw defoon na ko ba mu baax daf koy defaat ba mu gën a rafet muy suñu xarit Khady Didi Khady fan nga féetee fii ci bayaalu ACAPES bi fan nga nekk Khady yaa xam maa ngi nii sa ginnaaw si ACAPES bi nuyu naa la di nuyu ñi nga bokkal plateau oui di nuyu tamit téléspectateurs yi naan leen namoon naa leen ci météo bi léegi yaa xam xanaa rek ñu dem si météo bi Dakar comme ñi ngi nii ci parcelle dañuy wax rek parcelle suba dinañ fi gis tàngaay très bien temps yi moom yaa xam dina tàng lool ndax matin bi dina nekk ci 25 degrés bu demee ba après midi bi dinañ fa am 28 degrés donc dina tàng mais si ngoon si dina xaw a feex tuuti ndax dina dem ba 26 degrés ñu dem région de Kaolack nag le matin 24 degrés midi ce sera 35 degrés foofu nag tàngaay bi moom dinañ ko fa gis bu baax a baax mais le soir ce sera 27 degrés Sédhiou 25 degrés le matin 33 degrés midi 27 degrés le soir. Kolda, on aura 24 degrés le matin, 33 degrés après-midi, 27 degrés le soir. Thiès,
23 degrés matin, 32 degrés midi, 26 degrés soir. Kédougou 24 degrés, 32 ak 26. Donc daal bu ñu xoolee ba xool yaa xam mën nañ ne région yëpp presque ñoo xaw a niroo tàngaay waa température bi fay am. Matam sax bii pa tane na ndax matin bi am nañ fa 27 degrés. Mais bu demee nag ba midi dina tàng ndax day nekk 38 degrés xanaa ñu naan rek suñu mbokk yi nekk ci yoon boobu ñuy naan ndox bu bëre dina leen dimbali. Ngoon si dinañ am tuuti wàññiku ndax 35 degrés la. Ziguinchor 25 degrés, 32 ak 27. Kaffrine 24 degrés, 36 ak 27 degrés. Saint-Louis dinañ fa am tamit 25 degrés, 28 degrés ak 36 degrés le soir. Man nag boobu moo ma jaaxal ndax Saint-Louis guddi gi nar na tàng lool. 36 moom bëri na. ñu dem Linguère dinañ fa am 24 degrés ak 38 ak 33. Diourbel ñu am fa 24 degrés, 36 degrés ak 29 degrés. yaa xam lever du soleil bi dinañ nekk ci 6h51 minutes. Le coucher ce sera à 19h41. Premier marée basse bi nañ ko séntu ci 1h07 minutes. Deuxième bi 13h48 minutes. Premier marée haute bi 7h38. Deuxième 19h53. dinañ am tamit 12h ak 50 minutes de soleil. Le transit solaire sera à 13h16. yaa xam fii laay yem ak yow ba suba ci beneen prévision météorologique. Très bien en tout cas xarit di kontaan nañu di fàttali téléspectateurs yi nekk ne incha allah bés bu ne ak gox yi nga xamante ne bi foofu la ñuy dem xarit dina ñëw ak ñun ci li nga xamante ne bi moom mooy météo. Alors c'est vrai que nag monsieur Ndiaye fii nii ci terrain bi féex rek la mën a def parce que terrain bi dafa yaatu. waaw ndax parcelle dafa sës si géej. Voilà te vent d'ouest yi ñooy dal si kawam. dëgg la donc pour mu tàng dina xaw a jafe. dina xaw a jafe bu tàngee sax dina tàngaay bu. Très bien. Alors, on va bientôt terminer son émission Tam Tam Vacances ici Parcelles Assainies ci terrain ACAPES bi. Alors peut-être monsieur Ndiaye ay message wala ay information yi nga xamante ne bi da nga ñu koy baaxee ndax tout simplement dañu war a dem aussi ci benn artiste côté culturel ñoo ngi koy wax vraiment Parcelles bouge. benn artiste boo xam ne dina fi ñëw dans quelques instants ñu bàyyi la vraiment des messages ou encore des informations par rapport ak information yi may joxe rek mooy xam nga sànq dama ne man maay produit ACAPES mais du ma man kenn dëgg la su ma jëlee ku mel ni Amady Bokoum moom mooy actuellement directeur musée bi ñuy nar a inauguré si jamono yi di ñëw d'accord musée d'art africain bi moom mooy directeur bi très bien donc fii la moom tamit dafa amoon kii ñu jël ko ensuite y a Demba Sarr oui commissaire de police qui a dirigé l'école nationale de police ba mu amee tolof dañ ko defaraat yëkkati ko ba mu dem ba diriger école nationale de police d'accord am nañu ay géomètre agréé ku mel ni Mansour Diouf fii la génne donc si mel ni Cheikh Diba nga xam ne conseiller technique la au ministère de l'économie et des finances inspecteur des impôts et domaines. Très bien moom daal am na daal ay ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ci dëkk bi kàngam yu bëree fi jóge. Alors un message parce qu'on va terminer. Bon message bi nag mooy ni ngeen def ni baax na. ndax banlieue lu ñu war di wane la. dëgg la ndax réew si baax ci banlieue lay commencé. bon bu safaan amee tamit ci banlieue lay commencé. kon ni ngeen def nii xamal ne banlieue bi xam boppam. yëg boppam ci biir réew mi. dafa doon lu baax a baax a baax. très bien te ACAPES ak banlieue. defe naa ne 88 la woon yàgg na. donc 88 ba léegi. ñu wax Parcelles Assainies. maa ngi fàttaliku sax bi ñu fi daan ñëw. jamono booba boo demee Patte d'Oie. da ngay seen géej. dëgg la boo tollee Patte d'Oie di seen géej. di seen géej te fi mu nekk nii waxuma la seen géej. waaw mais police ba sax doo ko seen. parce qu'on en parlait on est passé de 10 000 parcelles à je ne sais pas combien de parcelles. dafa bari na en tout cas yaatu na daal. ñi ngi lay remercier. mais di la encourager yow tamit. merci beaucoup di la gërëm bu baax. merci parce que xam naa ne daal ku bëgg aada cosaan nga. dëgg la xam naa ne loolu moom moo yor réew. moo ko yor de. moo yor réew. jeex na en tout cas dañuy ànd ak artiste bi après nag daal di tàggoo bu baax a baax vraiment ñoo ngi lay nuyu tur bi naka la Wasaflo alors Wasaflo duñ la bàyyi duñ def rek dul bàyyi la nga nuyu téléspectateur RTS 2 yi nga xam ne ñoo ngi lay seetaan ba noppi nag nga ñëw ak benn prestation. waaw maa ngi nuyu plateau bi yëpp. di nuyu waa Parcelles. waaw di wax ni Parcelles laa dëkk maa ngi tudd Wasaflo.
from 26. yegsil waaw parce que yaa ngi wax ak man. waaw daal di ñuy won ginnaaw. dëgg la te nag foog gars yi gis la. dëgg la bu baax a baax nga mën a def sa prestation. ok waaw baamtuwaatal tur bi parce que man damaa xaw a am tuuti défilé Waza Flow. Waza Flow. waaw ñu bàyyi la nga nuyu ak suñu téléspectateur. waaw maa ngi nuyu plateau bi yëpp. du nuyu waa Sénégal du nuyu waa Parcelles rawatina fi ma dëkk. waaw di kontaan ci émission bi vraiment. très bien ok kon ñu bàyyi la nga defal ñu prestation. waaw bëgg naa may benn prestation buy sensibiliser ci parents yoo xam ne dañuy abandonné seen doom. ay waaw bëgg naa parents yi au moins ñuy joxe affection ci seen doom. c'est même bu important fekkee séparé nañ ak seen maman. doom bi am na lu mu moom donc nañ ko ci jox ba mu war. dëgg la allez c'est parti. yeah màgg naa xawma la màgg naa gisuma la laajte naa la mama bu ne xamatul yow mi foo nekk papa topp nga sa bànneex ba jéemoo xam yow may kan ba may xaale nga fi jóge ana sama mbëggeel waay papa yow mi foo ne maa ngi lay laajte papa yow mi foo ne maa ngi lay laajte buntu bu nekk man fëgg naa fa di la laajte papa fan nga nekk papa Purchase your tracks today. Papa ute, papa ute, papa ute. Même su fekkee ni bëgg toog nekk ak yow ak sama yaay jox ma li ma moom papa jox ma li ma yellool papa ñaanu ma yàlla dundu ba dee te duma la sax teg bët papa sama papa bul fàtte ni yàlla moo la dénk njaboot gi papa yow bul fàtte ni dina la ko mës a laajte papa yow mi foo ne maa ngi lay laajte papa yow mi foo ne maa ngi lay laajte buntu bu nekk man fëgg naa fa di la laajte papa fan nga nekk papa yeah papa yeah papa yeah papa yeah c'est ça merci beaucoup. ñoo ngi remercier l'artiste. En tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax. di la souhaiter une bonne continuation. C'est vrai que na nga ko waxee xale yi aussi dañu am wàll. et on leur doit beaucoup d'affection. pour bien grandir tout simplement. merci beaucoup. merci vraiment c'était un plaisir. merci partagé. jërëjëf merci beaucoup ok. merci kon nag mbokk yi ñu kontaan nag vraiment ci teew bi ñu ne teewee woon fii ci Bayaalu Akapes bi di gërëm nag suñu xalit yi nga xamante ne bi dañ ñu wër boobu ba léegi. des innocents di leen ñaanal gudd fan ak wér parce que suñu gisee xale rek dañuy am envie ñaanal leen ñu gudd fan wér barkeel c'est extrêmement important monsieur Baba Ndiaye ça a été un plaisir ngay PCA wu Akapes vraiment di def liggéey bu rafet ci wàllu culture merci beaucoup merci à très bientôt merci. merci ay xam. jërëjëf gërëm ak sant rek. jërëjëf au nom de toutes les parcelles nag. merci di gërëm leen sant. jërëjëf waaw. merci beaucoup la belle maman Ndiaye on te retrouve la semaine prochaine parce que conseil pratique yi ñuy indil am na solo lool merci maman. Inch'Allah yaa xam merci beaucoup. mbokk yi maa ngi remercier nag toutes les équipes techniques yi nga xamante ne bi saa su ne dañuy ànd di liggéey ak ñun mënuma lim ñëpp mais macha allah liggéey bi rafet nga. sonn ngeen ci bu baax a baax di remercier nag staffu RTS 2 yëpp du ñu fàtte vraiment du tout monsieur Omar Ba madame Fatou Dieye ñi ci des yëpp su ma limee damay juum di ci remercier aussi ku mel ni Fadel Fall dañ koy faral di wax RTS 1 RTS 2 il faut ñu transversal pour ñëpp bokk liggéey bi suñu xarit Ndiogu moom itamit ñëw na tey Lamine Fall jërëjëf kooku moom c'est normal Massata ak Evelyne Ndiaye ak daal vraiment képp kuy liggéeyee
RTS 2 donc ñi ngi leen di jox rendez-vous encore une fois suba fii ci Parcelles Assainies di fàttali nag Tam Tam Vacances dina am gox yu bëri yi nga xamante ne bi dinañ ko visiter di leen fàttali yéen a ngi ñu jot ci canal 5 bu TNT di remercier Sali Anne mi jaar ci coiffure bi 77 537 67 68 bonne suite des programmes sur cette très belle chaîne au revoir.